déglu. ak fu ñu mënti ne ci àdduna bi yàlla na ngeen am jàmm. waaw ñiy déglu ñëpp yàlla na ngeen am jàmm ñi nga xam dañ koy dabu ci internet bi sax yàlla nañ am jàmm. ñi nga xam su dee yeewoo li ñuy déglu xalaas gi yàlla nañ am jàmm. ban tissu bi nga sol c'est très joli. waaw mooy jàmm ji rek. yëpp ci jàmm la. waaw mooy jàmm ji xëy suba ndekki sol lu rafet taal sa oto xëy liggéeyi. jàmm la jàmm la ko. yàlla na jàmm yàgg. yàlla na ñëpp am jàmm. waaw yéen ñi ci fee nu mu tudd. ñaan ñii nekk fii di ma xool technique ba. ñi nekk followers yi nga xam ne ñoo ñuy xool ci Instagram bi. yàlla na ngeen am jàmm. waaw te ko ni amin yàlla na nga am jàmm waay. waay. waaw baan waay yàlla sa jàmm yàgg yaa baax. ay déet. yaa baax. lu dul jàmm ko gën di njaay. Njaay ñu ngi lay siyaar. ñëpp ab jàmm waay. maa ngi lay delloo siyaar maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu Mamadou Ndoye Bane. maa ngi nuyu waa Sénégal aussi. jaajëf noonu am na solo léegi nag. tey yàlla nga am jàmm Njaay. baan min te ñu bokk ko. Njaay amal jàmm waay. baan lan lay njëkkee. procureur sax yàlla am jàmm. baan mu ne lan suicide à Thiaroye waaw baan lii nag dafa nekk baan lii dafa triste quoi. li xew Thiaroye. dafa doy waar. waaw Thiaroye Njaay dafa xew doy na waar doy na waar topp waa jooju nga xam ne dafa xaru dafa xaru daal fekk nañ ko mu faatu ca biir néeg ba. ak doomam te ginnaaw li naan lu xew xalaas fekke ko waaw ca tàng ba Njaay. xalaas fekke na ko dem nañu laaj lu fa xew lan la nañ ñu jox. man maay Mohamed Sall tim bi man nijaayam la Thiaroye Biafra quoi. li fi xew bon sunu jarbaat dimanche ba léegi. dañ ko gisul dafa génne dimanche ba léegi dafa génne gisuñu ko mu ànd ak doomam ñu koy wër di ko wër gisuñu ko doom bi góor la waaw góor la mu ànd ak doomam bu góor bi ñu ñëwee dimanche bi ma wàccee sama jabar yendu si fii moom magam jabaram moo amoon tuuru famille mu sama jabar ñëw fi bi ñu fi ñëwee di leen jàppale par la suite sama sœur bi def remarque ne xale bu ndaw bi gisuñu ko bon ñu ne comme xam ne papam moo ko jël ànd ak moom peut-être doxantu je ne sais pas bon ñu jàpp rek mu rafet depuis dimanche boobu ba léegi bon affaire bi dem bu guddi gi gisuñu xale bi gisuñu ko affaire bi exagéré ñuy wër fu ne laajte bi ñu xëyee ma woo suma frère bi ak suma beneen jarbaat bi ma leen da ngeen di dem au niveau gendarmerie wala police ngeen def déclaration. sama frère bi dem gendarmerie def déclaration def tout pour ñu mën a xam qu'est-ce qui se passe daal. par la suite boobu ba léegi amuñu si benn information. ba tey daal la ñu xëy di ne tey liggéeyuma damay xëy jaar fi. xool situation bi ñu dem wëri ko dugg fi ñu xam yëpp ñu dem seet si la sama frère bi si la ma sama beneen dëkkandoo woo dama dañu remarqué benn corps fii sans vie si biir kër gi. man leen corps sans vie si biir kër gi ñu ne ma man la loolu doy na waar. kër gi am na sécurité kër gi kenn du fi dugg quand même nan la fi corps sans vie amee ci kaw. ñu ne woy si kër yi néeg yi yeggul yi fa la am corps sans vie bon man ma quitté ñëw bi ma ñëwee. ñu wër man ma woo suma benn xarit suma benn commissaire police Sicap Mbao informé ko mu ne ma comme informé nañ ko brigade Thiaroye commissaire Thiaroye commissariat Thiaroye lépp benn la léegi par la suite moom mu wool ma waa service d'hygiène ñëw bi ñu ñëwee bi ñu dóoree kii pompe def affaire yi si la ñu remarqué ne waa ji ak doom ji ñoom ñoo mujj gaañu si biir quoi. lañ fekk ak doomam si biir ñu dee. pendant 4 jours ñu ngi foofu kenn remarqué wu leen. pendant 4 jours yi daal. bon boobu ba léegi daal kenn remarqué wu leen ne kii na leen daal. néeg la mais carreleur bi moo ko tëjoon dafa am ay bagages yu carreleur ay yëpp ñu tëj ko ak caabi. je ne sais pas nag fu ñu jaar ba dugg fa. waaw moo jaax ñoom mais bi ñu duggee ba xool si biir daal xam nañ ne ñoom fa lañ leen fekk ñoom ñaar ñëpp ñaañu fa lañ nekk kër yaayam la ku góor ki gaañu kër yaayam la suñu sœur la mais ñoom si kër gi lañ dëkkoon si suuf lañ dëkk ñoom seen i nekk si suuf la nekk tey la mercredi ñu gis leen si kaw muy corps sans vie soupçon amul soupçon peut-être moom xanaa moo am lu ko naqari mais mënoon na ñëw bu doon lu ko naqari ak lu mu mën a am mu ñëw waxtaanee ko ñun ay kilifa la ñu ay responsable la ñu lu mu mën a doon mën nañ ko gérer en famille. moom d'habitude ban genre nit la woon d'abord. amoon na jabar bon genre nit la boo xam ne nag bon daan na moom daal day tàng mais macha allah boo ko waxee dina bàyyi. ba tout récemment woo na ma carte d'identité bi mu réeree maa ko boole le commissaire maa ko defaral affaire yi pour comme carte d'identité pare yooyu man maa si def daal. bon kon ku mel noonu yéen a ngi composé yéen a ngi waxtaan mais musuma wax ne am na lu ko naqari wala dara. mais aussi remarqué leen aussi benn lu anormal ci moom entre ci jamono yi. bon lu anormal non mi ngi respecté liggéeyam mi ngi dem di liggéey mi ngi ñëw mi ngi yor njabootam peut-être bon yàlla daal. bon ci ni ma déggee quand même. ndax ku tëju foofu néeg bu amul benn aération tëju fa yàgg sa doom. da nga fekk mu tëju ci biir wala. dañoo fekk ndax buntu bi tëjeekuwul. dañ ko dajji bi police ñëwee assisté ak yenn quelques dëkkandoo yi ñoo dajji buntu bi si kanamu police. Ça a été fermé dedans. dañ ko fermé dedans peut-être mais caabi bi il paraît que le carreleur moo ko yoroon ndax dafa denc ay bagages pour yu ñu war a yeggalee kër gi te boobu ba léegi moom ibbiwu ko
tey la ñuy door a dajji bunt kon peut-être dafa jaar ci fenêtre bi je ne sais pas yàlla rek a xam kenn xamul nu mu def daal ba dugg fa doom bi 5 ans affaire yooyu quoi doom bi mu am ay 5 ans. moom avant ana soxnaam. soxnaam mi ngi fi mi ngi seen kër papaam quoi mi ngi kër papaam. papa jabar ji mi ngi fi woon suba ba léegi mi ngi fi woon suba ba léegi. waaw. baat ñun information yi day ñëw ci ñun ne moom soxna si dafa dem daal di koy wan ginnaaw. non looloo tax nit ñi. ñiy bind nañuy xool li ñuy bind. te suñuy wax nañ dem fexe ba dem fa xibaar ya fa mu xew. fii Xalaas ak RFM dañuy dem ba fa xibaar ya fa mu amee. ñu taataan fa kii di wax ak ndey ak yaayu waa ji faatu ñoo bokk ndey ak baay. waa ji mi ngi faatoo ci biir néegu yaayam. yaayam bitim réew la nekk. néeg ba kër dañ doon defar ci kaw. jabar ji musul dëkk ca kër ga këru location la. waa ji faatu moom moo fa am néeg. jabar ji day dem kër ay mbokkam su guddi jotee mu ñëw fanaan si. waa ji jëli na xale bi ñëw dugg foofa. xale bi ñi ngi ko fekk ci salle de bain bi. waa ji ñi ngi ko fekk ci kaw lal bi. ñu ñaar ñu faatu xale bu ndaw bi am 5 ans ci salle de bain bi lañ ko fekk waa ji ci kaw lal bi. police a ngi ciy def enquête amul benn résultat bu génn gum ci enquête bi. jokkoon nañ ci ak waa police waxtaan ci moom ñii commissaire yi nga xam ñoom ñoo yore enquête bii ñoom ñoo nekk ci secteur boobu police scientifique ñëwoon nañ fa ba 19h policiers yi ña nga fa di jéem a génne corps beeg ñoom seen. que jabar ji la jotee la tasul woon ñi ngi doon sëy normal sëy buy am problème comme sëy yëpp. donc teel na ñu naan jabar ji da ko woon ginnaaw yu kenn non yooyu kenn xamagul lan la. ñu ngi ci parce que xaru moom doo nga moo xam li tax mu xaru. mais ñoom ñu joxe information boobu tamit. waaw xëy na fu dëgër lañ ko teg. waaw xam nga. parce que yow bi ñuy soog a bi corps bi soog a feeñ. nga fa yónni reporter. bi corps maanaam bi affaire bi soog a xew ci tàng-tàng bi. waaw biñ gisulee waa ji. waaw biñ gisulee waa ji après ñu gis corps. voilà. waaw mais journaux yi nga xam ne ñoom 1h du matin minuit la ñu bouclé ku la wax yoruñu dernier. yoruñu dara. déet kooku say kii la c'est que xam nga ñoom dem nañ sax ba gën a sori. xam nga Ndiaye. ñoom dem nañ gis nga waa ji Arfan Cissé la tudd. waaw Arfan Cissé la tudd. bon xale bi comme xale bu ndaw la duñ dugg ci tur yeeg yooyu quoi. câbleur la mais li câbleur yi ñiy def affaire câble télé yeeg ñoom seen. waay waaw. mais li leer ba leer mooy ñoom li ñu wax. ki wax ni mbokk bu ko jege la. lim ci xam la wax. mais journaliste yi bind également ci ne lii moo ko metti ba mu xaru. ñoom it dañoo joggi fu dëgër. am na ñu dem ba ne sax xam nga bañ ba muy rey xale bi fekke wuñ si mais am na ñu dem sax ba ne bon c'est vrai que ils ont mis ça au conditionnel mais li ñu wax mooy dafa étouffé xale bi. da ko étouffé mu faatu moom mu dagg ay sidditam moom it faatu. xam nga yooyu ñu wax yépp xëyuñu rek di bind nii di dem peut-être ñoom it am nañu fu dëgër fuñ joggi. mais comme enquête bi moom mu ngi voilà mais li ci nekk daal. mooy réew mi toll na foo xamante ne ji xamatoo nit ñi li ñuy dund mooy lan. c'est-à-dire loolu mënoo ko comprendre. parce que man nit ku mën a waxuma la sax nga tiim sa doom di ko faat. waxuma la sax nga tiim sa doom di ko faat. mais no nga taxaw rek. waaw ñuy faat beneen xale ñuy rey beneen xale boo xam ne même juróo ko sax. mais nga taxaw rek di xool loolu. nit ku mën loolu ba mën a yegg ci ñu naan moo faat doom moo faatu ko. liñ ci mën a jàpp mooy mala yaa ngi ci biir nit. li ko defloo nag. xëy na comme li baan di wax enquête a koy déterminer. ndax dafa mer ndax dafa àndul woon ak sagom ndax dañu koo xabtal xam nga fii moom Afrique la. fii Sénégal la. loo ne du fi xew rek xew na fi ba pare. laay dëgg la. loo ne du fi xew wala ñeme wuñ ko wala du ko def nañ ko ba pare ñeme nañu ko wala xew na fi ba pare. en tout cas comme enquête bi moom ma ngay dem Ndiaye. fi ñu toll nii daal c'est bizarre lii daal c'est bizarre waaye dafa mel ni baan am na leneen du ko gën a bizarre. c'est que ndi jaayee booy bi sax moom moo doon bëgg moo dugg noonu en direct pour am quelques détails. mais daal li ma bëgg a xam mooy. tasxatu xibaar respecté nañ tamit li ñuy bind. mais ba li ñuy bind nañu leer ni parce que nit suy xaru. te bàyyiwul lettre. bàyyiwul dara ana nijaay waaja nijaay ji
waaw mën nañu koo dugal mën nañu koo dugalal en direct ñu jël tuuti. bu dee mën nañ ko am. fekk waaw. ñu xool allo. allo oui. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ayca ku baax ñu ngi lay ziar yaa ngi ci biir xalaas xanaa ñu bàyyi la ak. Abba. Ndiaye. di ziar Mouhamed Ndiaye. suma xarit la moom Mouhamed Ndiaye boobu. moom lañ lay bàyyil sax. bu ma gisee dina ma xàmmee. moom lañ lay bàyyil sax xam naa ni yow moom yéen a yeggali li nga xam ne moo des ci seen waxtaan ñu xool. waaw d'accord léegi bala ñuy sori dañ lay masawu d'abord. d'accord jërëjëf. parce que da nga ñàkk mbokk ak ci anam yi nga ko ñàkkee. dëgg la. information yi ñu ci mujjee jot moom lañ teg sànq ci xalaas mais lu ci toppaat lan moo tax Arfan faatu. dëgg la Mamadou Mouhamed Ndiaye. Arfan jullit la woon. Arfan xale bu ñu yar la. déglu naa ci yeneen rajo ñu naan Arfan da doon utiliser ay yenn affaire kii musul utiliser lu bon. ñun suñu kër amuñu benn détachement bu fa am lu dul jàmm ak salaam. du këru location këru famille la. ñoo ko moom jënd ko tabax ko dëkk fa. samay frère ak seeni jabar ñëpp nekk fa. samay sœur ñëpp nekk fa. ay magam nekk bitim réew. amul benn problème bu ñu mës a sentir ne moom nekk na ci moom loo xam ne teg nañ ko fitna. wala kër gi am nañu ay problème mu xuloo ak xeex ak xuloo di xiiroo ak ŋaayoo. ndax dama ko déglu si yeneen rajo yoo xam ne dama ko déglu li Ndoye Bane wax c'est très important dëgg la. te y a des gens yoo xam ne ñi ngi wax yoo xam ne teguñu ko fenn. fekkewuñu yëguñu mais ñi ngi lancé ay wax wala xaw ma dañoo introsé ay nit ay mécontents wala ay nit ay noon ñuy wax naka su dul noonu. loolu amu fa. kër gi këru jullit la këru responsable la ay këru kilifa lañu. saa su ne dañ koy day añ day Arfan mécanicien moto la. day defar moto mécanicien moto. le gars là service d'hygiène ñi ñëwoon di pomper sax kenn kii Arfan moo koy dépanner moto. kon du nit bu nekkoon ci ay situation yu compliqué. lii nag yàlla moom mooy ñëw kenn xamul sabab bi lan la. ndax waxuñu ko nëbb nañu secret ba dem. mais bu ma leeroon ne bi ñu gëjee mujjee déggante man ak moom vendredi. su ma sentiroon ne lii moo nekkoon ci ay intention du ko def Arfan du ko def. billahi wallahi du ko def. mais boobu yëguñu woon ne intention bi ndax man bi ñu tabaskee ba sa boobu laa fa dem. après bu ma fa demee laa ko gis ñu waxtaan mu ne ma noo jàmm ak salaam am benn problème ba ci dimanche bi jàmm ak salaam la doon wax ñi mu mujjee waxal. kon Arfan xuloo wut ci kër gi kenn Arfan jotewul ci kër gi kenn. jotewul ak jabar ji dara. moog jabar ji dégg musuma dégg problème bu ñu jotee ñoom ñaar. léegi. kon à part moom ana jabar ji ana soxna si. jabar ji comme ñoom ñaar xam nga bu njëkk amoon nañu dafa doon nekkoon loo xam ne leeral moo am solo dañuy leeral. ndax dañoo njëkkoon sëy amoon ay quelques kii ñu tas ñu takkaat leen semaine yooyu pas def na 2 semaines 3 semaines bi ñu leen delluwaatee. sama sœur bi nekk Italie ne comme daf ko bëgg a préparer defal ko lépp buy ñëw comme jour de tabaski mu ñëw ñu préparer ko jëndal ko yëpp mu ñëwaat ci kër gi nekk ci jàmm ak salaam ñu nekkaat noonu ñu doon préparer loolu muy dem di fanaan ci kër gi. ci kër gi lay fanaan ci kër gi lay yendu ci kër gi lay defee lépp bu génnee ab dem liggéeyi salon. kon amuñu benn problème boo xam ne war na tax Arfan di génne di rey boppam wala muy def kii que ce soit. waaw mais vraiment sincèrement boo gisee man ma wax ci kii bi sax ndax man dama gis journalistes yi bu ñuy interroger du ñuy interroger les ñi concernant yi dañuy dem si ay nit yoo xam ne xamuñu li xew si kër gi fekkewuñu ay kii ndax bu ñu te dama gis yoo xam ne duñu la jàppale duñu wax ne dañuy ñëw di wut lu ñuy wax ak lu ñaaw. très bien ci beneen wàll sëñ bi ñoom couple bi maanaam Arfan ak soxnaam benn doom bi boobu rek la ñu am. déedéet am na ñaari doom. ana keneen ki. keneen ki muy ku mujj ki mi ngi si kër ga. góor la wala kii jigéen mooy taawam ñoom ñaar ñëpp ay góor lañu. léegi li jaaxal mooy dañu ubbi néeg bi fekk Arfan mu faatu fekk également doom ji mu faatu ba bufta bi di wal li ñu mën a jàpp mooy Arfan moo faat doomam yéen xamee woon ngeen ko jikko ju mel noonu mën a tiim sa doom di ko rey. Arfan bëgg doomam laa yaakaaroon ne moo sax moo ko yóbbee lii ndax Arfan doom ji da ko takk moom mu takk ko ñoom ñaar dañoo bëggante ñoom ñaar ñoo daan fanaan guddi ak bëccëg doom ji si wetam lay tëdd Arfan fu mu gisee yëre bu rafet day daw jëndi pour doomam. dàll bu rafet day jënd pour doom ji da ko collé ci ñii tax ko nii ci boppam daf ko bëgg. daf ko bëgg xale bi ñoom ñaar benn lañu man mën naa leen yónnee suma benn photo boo xam ne maag bi muy julli benn maag doom ji ñoo toog nii maa ngi sol toog sama wet benn lañu ñoom ñaar ay xaritam lañu complice am la woon
kon lii su amee rek dama naan nattu yàlla suñu borom moo ñëw mais lii du problème boo xam ne. problème la buy kii bu garaaw. yow bi ñu ubbee néeg bi gis nga Arfan yow sa jëmi bopp. man damay ñëw fekk man maa ngi doon wax ak seen confrères yi. bi ñu tijjee néeg bi ba lëmas leen ba pare si laay doon wax ak seen confrères yi boobu man jotuma yéeg pour gis ko. am na ñu ne dafa dagg si dit yi jot ngeen information boobu. boobu maa ngi koy door a jot. information boobu maa ngi koy door a jot. ñi ngi wax ne it dafa étouffé xale bi ba mu faatu loolu it amu leen ci info. info boobu tamit maa ngi koy door a jot le matin si sa revue de presse laa ko dégloo. Mamadou. oui. yow ku la xam naa ne xam nga ma ndax mos nañ daje kër Siga Dieng Almadi nga jox ma sa numéro boobu ñun ñoo bokk nekk Thiaroye ma la koy wax ci zoo. dëgg la. man Mouhamed Sall laa tudd doon nañu wootante man ak yow sa numéro dama ko perte. boo jotee sax xam naa ñoom aasi ñoom aw ma roon sonal naa leen trop pour amaat sa numéro ndax yow sama nit nga. depuis que ma nekk Almadi dama la fonk di la yàgg déglu. jërëjëf. bi affaire bi amee man maa woo seen confrère bi na ko pour mu ñëw ndax bi ma fa gisee ñëpp gisuma leen fa laa ne il faut yéen ngeen teew. il faut ngeen teew ndax tamit leeral dafa am solo. leeral dafa am solo. Arfan nit ku jullite la. maag papaam ñu ngi nii ci morgue bi. ñu ngi nii ci morgue hôpital bi pour waaj a préparer wi mais loolu yëpp pour nit ñi nañuy def très attention ci seen wax ji ñuy wax wala ñuy introduire yenn voisins yi ñuy wax ju ñaaw kër ga ñun ñëpp benn lañu ndey ak baay. kër gi ñoo ko moom luyeewuñu ñoo moom kër gi tabax ko fa mu rafet. loolu moom suñu sër def ci lépp waaw. kilifa gi loolu moom lu leer nañ la ñëpp dégg nañ ko léegi nag fi ñu toll nii xam naa ni du ñu mën a dem ci beneen xalaas ndax lii moom xalaas la boo xam ni faaw mu leer nañ mais yow yaag moom ay frère ngeen yaag moom a bokk même famille bi ngeen bokk waaw yow ndijaayam nga ak yooyu donc yow amuloo woon ay signe yoo xam ni tey jii buñ ne woon am na lu ko metti nga ni waaw mu ngi doon wax ni lii metti woon na ko wala amoon na problème ak diw même bu dee sax du looloo tax mais est-ce que amoon na ay yenn problème Aba. bi may mujjee waxtaan ak moom déggoo ma ne la ajjuma la. ajjuma laa ko gis. maa ngi ko gis ñu toog ma ñëw nuyu ko. ñu waxtaan ma ne ko aro sawa naka soxna si mu ne ma mi ngi fii. sawa yaa ngi si jàmm mu ne ma man sax sama frère bi Amé Diop boole am na ku ma boole loon pour ma dem defi suma carte d'identité dinaa fa dem ma ne ko waa demal nga defal ko rapidement. ba ñu waxtaan ba café mais gisuma benn signe bu ma gis si moom. gisuma benn signe bu may wan ne ma kii préparé na pour def dara war a naka su dul noonu. man gisuma ko jàmm laa gis. très bien très bien. ñi ngi lay gërëm bu baax a baax ci témoignage yi. parce que yombul woon ci ngay dund tiisu mel nii ñàkk sa jarbaat ci yile anam. ñu xëy di ko waxtaanee ci réew mi. nga am mat ak dëgër gu toll ne. nangoo wax ci rajo pour expliquer li xew. lii da ciy baax parce que taxoon na ñenn ñi diaboliser ko. moom laa lay expliquer ma ne la bi xibaar bi soog a jib tey ku ko dégg. li ngay njëkk a wax mooy ndax kii nit la. mais comme fi mu ne dara leeragul te ñi nga ko waxee bëgg gu mu bëggoon doom tax na ñun mënuñoo gëm ne moo ko rey. bëgg gu mu bëggoon a dund ak yéene ju mu amoon ci njabootam tax na mënuñu gëm ne dafa xaru. mais loolu lépp enquête a koy leeral ñi ngi lay gërëm bu baax a baax et une fois encore di la masawu. di masawu njaboot gi yëpp doore ko ci waajuram yi soxna si mu fi bàyyi. ak doom jooje mu ne. bàyyi na ko fi muy benn xale bu ndaw. kon mi ngi noonu. donc voilà moom wax na. andi na ay leeral te yaakaar naa. leneen lu ñu fi mën di wax moom mi ko jege li mu wax la ñuy jàpp. ba keroog ñuy gis safaan bi. ñu ngi koy gërëm bu baax a baax. kon mbir yi leer na. ba bokk leeragum. très bien léegi ay ca li bizarre baan lan la bala ñuy tàggu. Ndiaye waaw Ndiaye da mais waxal ak booy bi bu mu ree ndax lii nii lu doy waar la. benn booy bu nekk ci benn kër feebar xel. génn am ko oto mbëkk. mu dee. ñu ñëw ni ko sa doom ji oto mbëkk na ko. papa yi xale bi dem ci morgue bi ñu wan ko koor gi mu ni sama doom la woo mbokk yi kër ga fees dell ñu commencé dëj préparé suul yi booy bi ni tëll. kenn ne dee na. waaw fii ci ñaning domaine de ñaning fa la xewee bërki démb booy bi ni tëll. mais gis nga daw ya waaf ya booy bi dafa xiifoon jubali waañ wa taxaw gis nit ñi di daw ñii di yéeg ci miir yi ñii di jaar fii maire yi affaire yi tasaaroo baas yi déglul. waaw parce que dafa am benn waay boo xam ni dafa malade mental la. waaw moom dafa xëy génn seen kër dem. léegi ba ci kanam tuuti am ku ñëw si kër gi daal di ne waa ji dafa mel ni oto da ko laal. avant papa ji di dem pour dem xoole ko si tali ba ndeke waa sapeur ñëw nañ ba yóbbu ko ci morgue ba. bon papa ji bi mu ñëwee ba ci morgue bi xool ne effectivement sama doom la kay bon daal di ñibbisi si kër gi wax ko waa kër gi
waa kër gi commencé def seeni préparatif dëj dem si jàkka ba annoncé ko village yi nekk noonu à côté Ñaling yëpp ñëpp commencé ñëw di pour jaale si dëj bi. ñun daal dañoo toog ba ay 11h et quelque rek booy bi ne sarax ci kër gi booy bi nga xam moom lañ tàggee woon mais gis nga maire yeeg paa yi laa lay wax nii kenn ku nekk kenn waxul sa morom fi nga jaar. non oto bi ki mu laal bokkut ak ki nga xam ni moom lañ foog ni moom la laal keneen la laal kooku moom dee na dëggantaan mais ki nga xam ni moom moo ñëw ci kër gi kooku moom dafa demoon doxi papa ji moo def erreur moo dem xool identifier néew bi ci morgue bi jàpp ni doomam la te du doomam kooku keneen la. kële nag moom dafa fekk moom dafa génnoon quoi dafa doxi ji woon mais saa waay bi mu doxi jee ba ñëw ba dugg ci kër gi non kenn mënu la ko nettali maire yi laa la wax ni la ngaa ma ci miir yi tëb paa yi tasaaroo kenn mënu la ko nettali démb si heure bii kay beneen affaire la woon. tey la 12 démb la woon le 11 la amoon Ñaling mbir mu doy waar daal waaw. non booy bi ci boppam normalul booy bi dafa xaw a am ay dépression moom it genre malade mental la. moo tax bi gars yi ñëwee ne am na benn dof bu benn oto laal fële rek ñoom automatiquement dañoo yaakaar ni moom la. donc booy bi moom bi mu ñëwee ñibbisee ba ñëw si kër gi fekk dëj bi noonu moom dafa ñëw xiif jubali directement si waañ ba mais bi mu déparé wutali waañ ba nit ñi bi ku ko njëkk a gis da ngay départ maire yi dañ ko séen rek jaxasoo ñoom ñëpp ñu jóg départ ñëpp maire yëpp di daw moom nag bi mu séenee maire yi di daw la taxaw nii benn moment di xool di gertu. xam naa ne affaire bi jaaxal na ko daal parce que moom tamit xamul woon li xew ci kër gi daal moom dafa doxi woon ba ñëw rek xiif jubali ci waañ ba mais maire yi mu fa fekk sànni bool yi maanaam kenn mënu ko nettali il faut nga fekke ko balaa da ko waroon fekke maire yeeg paa yeeg ku ko dégg rek départ ga moom fi mu taxaw la taxaw di xool nit ñi ni ku nekk di daw. Établissement waa Kër Serigne Touba